mbokki Sénégal mbokki waa diaspora bi ñi àddi ñuy seetaan partout à travers du monde entier sur Actu SN au cœur de l' actualité ñi ngi am tey mbégte ak contentement tey di dalal ki nga xamante ni mooy Gora Mbaxal di ko Gora Niang nekk nag ci mbokki bokk ci liste majoritaire bu commune de Golf ci tête du Benno Bokk Yaakaar bi Lat Diop jiite Gora Mbaxal salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam Elmat maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu àdduna bi yëpp di wax bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu dugg si bisimilahi rahmaani génne si alhamdulilahi rabil alamin di nuyu àdduna bi ñëpp xam nga diaspora beeg Sénégal ñëpp daal ñu ngi leen di ziar di jox ñëpp suñu wàccuwaay di nuyu au passage sama kilifa Lat Diop mi nga xam ni moo ne au niveau de Benno Bokk Yaakaar Golf Sud di ko ñaanal le 23 janvier yàlla may ko ndam si li muy yóotu waaw mbokki kooku mooy Gora Niang bokk ci liste majoritaire bu tête liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune de Golf Sud te Lat Diop dal di ko jiite Ibrahima Khalilou Mbodj nekk candidat ànd coalition ànd nawle looy wax ci loolu d'abord. waaw li ma si wax rek lu tuuti lay doon parce que man bu ma bëggee émission bi neex booy wax booy boobu doo si tudd Lat Diop. lu tax parce que Lat Diop man séntuwuma ko si ñooñu. parce que Lat Diop ñun man Ibrahima Mbodj boobu ngay wax man rek doy naa si moom. dina ko si bépp côté. waaw léegi da ngay leeralal moom. non li ma war a leeral bari na. parce que nit ku nga xam ni caméra ay tiim la. waaw xam nga affaire tiim la mu neex ngay wax lu la neex loolu jaaduwul rafetul Elmat dégg naa interview bi mooy deuxième fois xam nga troisième fois muy wax Lat Diop. bon lu wax ci Lat Diop dafa ne Lat Diop candidat bi légitime na waaye crédible wut maanaam Lat Diop amul crédibilité parce que da doon wuti lu mel ni ville ñëw di mujj ci ay maire. mais na indi preuve par Lat Diop en 2014. waaw bi muy xëccoo mairie Golf la. moo jëloon deuxième. waaw mais gañul ko. mais gañu ko. waaw gañew ko parce que mais tamit lu yàlla dogal la. d'accord xëccoo la moom ay nawlem. bu nee ba jël 2. kooku tamit en 2014 ku la kenn xamul. jàngam may ko loolu ba tey mu ñëw bu ñëwee tey déposé candidature 2022 bi. ñu ni amul mais Elmat am na lu nga xam ni xel. amul crédibilité quoi. waaw non loolu waxu yàq la waxu soxor la. parce que Ibrahima Mbodj boobu ma lay wax Lat Diop moo fay jàngam. Lat Diop moo fay jàngam. ah mais attention si Actu SN nga nekk ñëpp lay seetaan. man li may wax ragalu ma ko looloo gën a ndaw si li may wax Ibrahima Diop Ibrahima nan Khalilou xaw Khalilou Mbodj kooku du gor. ah bon waaw kooku gorewul. lu tax parce que Elmat ku gore. yow sa jàng ki la ko fayal. boo demee ba bëgg a doon dara. booy dem sa dem nga dem sa dem mais bul ñëw di wax si moom lu ñaaw. mais attention li nga wax dafa xaw doy wax révélation yi moom Ibrahima Khalilou Mbodj def na point de presse wax jaar-jaaram et puis 27 ans la am nekk xale bu ndaw mais gisul fu mu limee di gërëm Lat Diop deful ko dara. man 25 ans la am. 25 ans nga am 25 ans la am Ibrahima Mbodj dama lay wax benn. waaw moom. quarantaine non votant la. non votant non inscrit. non inscrire la. dama lay wax. dama lay wax waxantuuma bu dee si diggante bi. parce que dégg naa quarante yi génnaat nan bu dee bu déposé woon na kii bi nu mu tuddee sax pour dugalaat ñu mën ko def votant si diggante bi bu dee defu ko mais man li ma ne daf ma leer Ibrahima Mbodj ni ma xamee sama bopp laa ko xamee Ibrahima Mbodj bu amee lu muy defar wala mu bëgg a golf seen buntu kër ndox mu ngi fay taa ndoxu foos mu ngi fay ball bu ko defaree ba pare na ñëw ñu jox ko mairie bi ñu doog a wax waxu mairie bi yow ku seen buntu kër di taa ndoxu foos benn foos am seen buntu kër des années. mënoo ko defar nga da ngay xëccoo maire gis nga caméra yi bu nu tiim ba waaye di wax lu la neex sa morom. wax lu la neex lu ba et beneen bi mu ne li nga xam ki nga xamante ni mooy Aïda Sow Diawara liggéeyul dafa waroon def compte bilan defu bilan waxuma la Diop di ñëw di. deuxième fois bi ma lay wax nga may waxu Aïda Sow kooku gorewul si Aïda Sow Diawara la nekkoon papam Aïda Sow PS la. ah bon. papam moo ko dugal si PS. moom si Aïda Sow Diawara la nekkoon ba heure bu ko neex mu daw ñëw si Lat Diop ñëw di jooy ni amul lu mu fayee ñu fayal kay étude am. ndeysaan bu jàngee tey bay taxaw si journal di wax Lat Diop grâce à Lat Diop dafa war a wax merci Lat Diop. bon Lat Diop moo jàppale. moo fayal Ibrahima Mbodj jàngam en parlant je pèse bien mes mots li may wax daf ma leer nekkuma fii di waxantu wala bëgg bës mais buñ génnee dem bay wax si rajo dafa am lu nu wax loo. Lat Diop du nekk fii di tontonteeg ñoom
yaa ngi dégg Lat Diop le DG de la LONASE. de la LONASE. beneen bi ci ñëw ci li mel ni foncier dañ ne dafa ne ñooñu ñoo pàccoo dëkk bi. pàccoo suuf si. ci li may wax ak ni Elmat ay moom doonagul maire sax di wax ay waxu marché mais golf lan la am dama lay laaj yow journaliste nga. jëlal sa caméra nga ànd ak say nit. nga dem xool golf lan la am. yow tey booy demee bay dem ñun bu ñu demee bay dem si gox yi di waxtaan ak ñoom dan naan la ñoom sentir nu seen bopp si commune golf. parcelle 1 ba 6 booy wax dan naan la sentir nu seen bopp si commune golf loolooy première chose bi ñu war a jëkk a régler kon golf lan la am ban koy pàccoo lan moo fa am ay marché yow yaa ngi bëgg a maire di waxu marché bu soxlee juuti na wuti feneen. mais taabal sax du ko am bay jëli juuti. jëli juuti. waaw mais moom Ibrahima Kalilou Mbodj nee na moom foofu la juddoo foofu la fekk baax foofu la am léppam foofu la jàngee foofu la am léppam tey nit ñoo xamante kenn xam fu ñu jógee ça veut dire que la jóg. mais dëkk si dëkk bi boole koog defar dëkk bi dañu wax. waxuñu ku dëkk si dëkk bi di yàq dëkk bi. d'accord. yaa ngi may dégg dëkk si dëkk yomb na waaye am fa njariñ. Ibrahima Mbodj nekkul président ASC nekkul vice président ASC nekkul commission sportive nekkul dara si ASC bi mu dëkk ba koñam di nga xàmmee bureau bi muy voté du fa gagné. li ma lay wax waxuma la caaxaan barki Demba Ndiaye man mii rek maak soxna Seck mel na bi nga xam ne Inter 5. ñoo fa représenté Lat Diop barki Demba Ndiaye bi ñu fa wootee Lat Diop foofu kenn xaju fa. muy jéem a sabotage di wut ay bâche di ko fa def. loolu du liggéey da ngay liggéey lu nit ñi Lat Diop. ku jël 500 jeunes jox leen permis kanaan bëy gaali di dem fii si géej yi booy di dee ku ne di jooy say mbokk mu jël 500 permis bëgg a toogloo ay xale may leen ko. kooku dafa jàppale jeunesse bi jël barki démb 1500 emplois nekk DG de la LONASE nga jël 1500 emplois jagleel ko Sénégal. pour ay jeunes. un ASC 1 million musul am si Sénégal ASC bu ne nga jox 1 million au niveau de Golf Sud. loolu Lat Diop ko def. Lat Diop moo ko def. li muy def looloo mu gën a ndaw. jël ay charge ay xale yoo xam dañ feebar Inter 5 am na berki Demba Ndiaye benn xale moo xam ne tàgge woon nañ ko presque. mais Lat Diop jël ko en charge faj ko ay nit di def social di def lu baax xoolu si dara avant moo doon maire te Lat Diop nekkul moom moo bëgg a maire nan wax loolu ba pare. Elmat nan revenir foofu. waaw lu tax nga wax ne waaw parce que Lat Diop ñëwul ni dama bëgg a maire. non. bon lu tax. waaw Lat Diop nit ñee ko jël ni ko yow da nga def yëfu maire avant maire. waaw yow yaa nu doy. est-ce que loolu foogoon na ci président Macky Sall moo ko dooleel rek. waaye nee na Fatoumata Tall mu ngi fi woon Aïda Sow Diawara bëggoon na waaye. Elmat boo bëggee waxtaan bi neex da nga may wax si Lat Diop. Lat Diop daal. nga may wax xam nga lu tax. non man Aïda Sow Diawara sama yaay la. waaw. nit ku baax la li mu def barki Demba Ndiaye si kanamu Lat Diop wax lu rafet lool dañ koy ñaanal. nee na Fatoumata Tall soit la defoon bëggoon mais tamit li olof Ndiaye naan nga baal ma si kàddu gi ku ne xam nga ku man sa baay waaye sa baay ngay faral. waaw loolu dëgg la. xam de ñoom ñëpp mujj na ñëw ànd si candidature Lat Diop. parce que xam na ni il est le meilleur profil le choix du peuple Lat Diop. Lat Diop ou rien. dañ dem ba gën di slogan boobu. jeunesse bi yi nga xam ne xamuñu woon luy politique bi ñu gisee Lat Diop muy def social dimbali ay nit di jël ay emploi di liggéeyloo xale yi chômé amatul xale yi ñoo génn nouveau slogan ni Lat Diop ou rien budul laaj du keneen parce que mairie golf yi tey Macky Sall bu defoon lu ko neex wala mu fal keneen mairie golf yi dañ koy tëj du amul kii que ce soit kun fay bàyyi Lat Diop ou rien la jeunesse yi wax Macky Sall renseignement généraux yi dañ ko teel a leeral sondage yi teel a dem. kon Lat Diop candidature am ku taxaw fii di ko critiquer da nga soxor te da nga bëggul population bi jëm kanam da nga bëggul sa localité jëm kanam. mais Ibrahima Kalilou foo naan nit ñi jëlee seetaan war na waa commune de Golf wax nañ ko nangul dans la mesure ku doon xëccoo lu mel ni ville de Guédiawaye nga échoué ko ñëw di xëccoo ay. non loolu soxor la. wax jooju wax soxor la mais loolu ay fait en 2014 na génne preuve yi mais Sénégal dañuy VAR dafa am. waaw na génne VAR man bu génnee VAR damay d'accord Lat Diop 2014 mi ngi xëccoo golf. mais loolu deuxième la jël. d'accord deuxième la jël mais taxul mu nekk si li mu war a nekk mel ni maire moom li muy def maire defu ko. Lat Diop social bi muy def emploi yi muy joxe li muy def fii si golf maire defu ko waxuma la ak Sénégal tey kii mi dina waxati dëgg. Sénégal ñu mel ni Lat Diop lañ soxla. léegi lan la Lat Diop gënee ñi nga maanaam ci programme parce que Ibrahima Kalilou Mbodj nee ne moom amul programme. projet de société la yore. waaw yéen programme ngeen yore. loolu waxu soxor la dama lay wax ñaar. waaw
après ba nga xam ni baccalauréat la Lat Diop am. dem si université Cheikh Anta Diop. il a obtenu son licence au droit. xam nga master au droit affaires en 2000. il était admis à l'école nationale administration magistrature du Sénégal. d'où il est ressorti en tant administrateur civil. waaw administrateur civil. waaw nekk na ko lan. waaw yaa ngi dégg si carrière am professionnel dans la fonction publique ministère de l'intérieur. avant de rejoindre celui de l'économie et des finances. directeur. waaw. de l'investissement. waaw. ensuite il a été nommé directeur coopération et des finances. extérieures. Oui. Au ministère du budget. Il a été en même temps administrateur de la Banque Ouest Africa Développement et gouverneur supplément pour le Sénégal et FMI. xam nga Elmat kooku mooy Lat Diop. mooy Lat Diop. d'accord léegi lan mooy programme Lat Diop ci ñi ko war a voter ci élection locale. mais Lat Diop dafa def programme avant maire. programme avant maire loolu mooy wax lan. waaw dafa def ay programme def fi ay yu nga xam ne nit ñi gis nañ ko réaliser na ko muy teg seen bët. comme lan. bari na. non léegi lii la li ma la nit ñi nga xam nga tey Sénégal. golf mu toll ni commune golf amul terrain synthétique. xam nga loolu dafa metti jeunes yi bi ñuy jëkk a jooy terrain dafa ni leen avant ñoo élection maire dafa ni jëkkal leen terrain golf bee xool leen dem leen ngeen waxtaan boo leen juboo ngeen ñëwee ma def ko synthétique. lu yomb la si man. dëgg la. loolu bokkul si li ngay wax. waaw ak lan. d'accord nga wala d'accord. d'accord naa ci sport yaa ngi ci sport ba léegi. waaw. nga ñëw si faj. ci santé. li mu fa def. golf lépp luy dispensaire may na la ambulance. maanaam lépp luy poste de santé. poste de santé wala centre de santé bu fa am may na la ambulance. man maa la ko wax. Lat Diop moo def loolu. ñu ñëw ci li nga xamante ni wax nga ci éducation. waaw éducation ma ñëw si éducation. éducation nu fa def. bépp élève bu am kii fii jox na la bourse. bépp élève bu am. bu nga xam ni waaw am nga bac fii si Golf Sud ñu xàmmee la ràññeel wala nga déposé jox na la bourse. booy bu ñuy jàngi day maye ay kit scolaire jàppale école yi. léegi nga ñëw ci culture mooy comédiens yi artistes yi nga xamante ni su mel ne comédie de golf am na aar. yow fii nii yow aar yow boo demee ba artistes yi nekk golf instant yi da leen ràññee golf amuloon aar mais tey ku jug way Lat Diop jàppale la. utal la këyit yóbbu la fii Waly Seck mii ngay jëkk gis Lat Diop bëgg a jëkk indi géejawaay. Ngaaka Blindé bi mu nekkee si ay tolof Lat Diop la jëkk gis. bi muy def clipam Lat Diop bëgg a taxaw financière. bon daal da nga bëgg wax ne Lat Diop moo gën mooy candidat bu gën ci commune de Golf Sud. waaw yow Elmat loolu dañ ko waxati ñun romb nañ foofu. ñun xamal la lañ xaar le 23 janvier. est-ce que mën nga wax waa commune de Golf su fekkee ne Macky Sall jiitalul Lat Diop ci tête de la coalition bu demoon liste séparée est-ce que daan gañ élection yi. waaw da dul am sax liste. du am liste. Lat Diop ou rien yow da nga mel ni déggoo ma. Lat Diop pour rien. pour rien bu dul Lat Diop du leneen parce que maire bi demoon nañ ba jël ba waaj a nangu caabi ji pour tëj ko parce que Macky bu dewoon keneen. Lat Diop dem di topp si ginnaaw keneen ñu ne ko doon nangu te Lat Diop dafa amul ku muy topp. d'accord c'est un administratif. administrateur civil la. waaw ndeysaan. xam nga li ma la wax kooku topp si ginnaaw kenn di daw moom la nit ñi topp si ginnaawam. d'accord léegi waxtu bi ñu bëgg a tënk maanaam léegi ban message nga bëgg a jàllale ñi nga xamante ni ci mel ni coalition And Nawlé ñi ngi taafango attaqué Lat Diop deful dara ci dëkk bi coow li bëri na lan ban message nga bëgg a jox ñi nga xam ne attaqué Lat Diop. bëri na parce que ku mel ni Cheikh Omar Sy mu ngi dëkk fii si cité Aline Sow mu ngi yor liggéey ak kat yi xaw ma alliance xaw ma nan ak nan la. mu ngi woo Lat Diop si débat na ma woo si débat. wala mu woo Cheikh Omar Mbaye wala Baye Talla wala Pape Sall. attention Ibou Sall na ma woo si débat. Lat Diop nekku fi di débat ak ñoom Lat Diop day liggéey nekku fi di tontoo kenn qui que ce soit wala di wax ak yow ay Ibrahima Mbodj ku mel ni Moussa Tine unité 2 boobu nga xam ne fi mu dëkk def fa dara toppoon si ginnaaw ministre Néné Tall di ko xumba tey yàlla ki nga doon topp di nga yaakaar jigéen boobu nga yaakaar ñëw na nekk si Lat Diop. tey yow nga dem di saaga ay Lat di wax Lat Diop lu ñaaw di message xam nga di yablu sa bopp si ay politique loolu rafetul am na yenn image yi noonu ko bàyyi di yàq Ibrahima Mbodj na réglé il n'a qu'à Ibrahima Kalilou Mbodj. waaw il n'a qu'à se taire. amul fii lu muy wax. comprendre nga amul lu muy man Ibrahima Mbodj. Ibrahima Mbodj ñi ma ko xamee.
ni ma nga xamee ko boppam. Ibrahima Mbodj manul gagné classe bi muy voté nga bëgg ay maire ay nang lan la kon mooy kan topp si booy boobu seen journaliste la Jibril Pape Jibril Fall la topp si ginnaawam di mbatar yi xam nga kooku nga xam dafa liggéey avenir am jaayante avenir am yow jéemoo jaayante ngay topp di xase wala di wax ay Lat Diop góor gu weex la xam nga góor gu mat sëkk la mais léegi ñamal ñu tuuti ci programme réalisation bi mu jëm programme xam nga lu tax du ma ko ñamal si fii parce que su ma leen ko waxee dañuy jël di ko yàqaat ki ñëpp xam foo jëm doo àgg. dañuy copier coller quoi. voilà copier coller boobu ñu nekk. moo tax ay séddoo noonu golf lan moo fa mën koy séddoo. kan mooy gis pomme di lekk new Ibrahima Mbodj dafa war a régler. dafa war a régler yam. léegi bu nekkee maire nag bu nekkee ne 23 janvier nooy def nag. barki Seydina Limam bi ma yaakaar kooku mënul doon chef de quartier. mais loolu xanaa. bàyyi laay laa waat man laayeen pur et dur laa damay waat lu leer mënul doon chef de quartier man ma xam fi mu dëkk. Ibrahima Khalilou Mbodj ma xam fi mu dëkk. muntu nekk maire golf comme. waxuma la yow yaa fi xam nga yabaate weesuwul ñu taxaw sax man ma taxaw naan ay Ibrahima Mbodj maire man. maa ngi moom bu doon xëccoo man maa ko man du ma moroomam nga may wax ay maire. moom doon chef de quartier. mais moom fu mu jaar la Lat Diop jaar jàng français am diplôme. fan la jàngee. génneel fi mu jàngee yow li ma la limal nii bu la doy lan moo lay doy. ndeysaan. li ma la limal nii bu la doy lan moo lay doy. dëgg la le DG de la LONASE. di dimbali ay nit di def lu ne si àdduna di jàppale ku ne. ndeysaan nga taxaw fii naan ma ay fi mu jaar fan la jaar ku nga xam ne sa jàng kii moo la ko fayal. nga taxaw naan dañuy xëccoog yow Ibrahima Mbodj yow da nga war a régler amul 15 millions yu mu xaw ma 10 millions 11 millions yu mu déposé dafa nekk si benn affaire rek. dafa am waaw dafa topp si benn këyit nii di daw rek. mais Serigne Mbuub jàmbar la de. man ma ko Serigne Mbuub. waaw merci Serigne Mbuub nga waxoo ma Ibrahima Serigne Mbuub ok. mais Macky Sall moom moo tabbu Lat Diop. non Serigne Mbuub Macky Sall dafa def choix bu baax. waaw moo tax coow li foog mu bari xam nga tey nit bu lay dàq jotu la lu mu for da la koy sànni te oto du korne ku nekk si ginnaawam. dama lay waxaat elmat nga xam ko muy ñaareel ku naan benn ñaata. ak ki naan saam ñaata bokkunu. d'accord sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy ki naan benn ñaata ak saam ñaata bokkul. ñi nekk si ginnaaw tuusi di wax nan réglé. bu amee nun bëgg a waxal nan waxal ñun ku mel ni Cheikh Omar Mbaye ku mel ni Baye Talla Mujum wala Cheikh Omar Mbaye. ñooñ ngeen war a débaawal ay Pape Sall ay Ibou Sall ñooñ ngeen war a débaawal mais taxaw si ginnaaw fi di wax Lat Diop lu ay Moussa Tine nan réglé il n'a qu'à se taire réglé xam seen bopp leen tekkoon si benn ginnaaw jigéen di daw. réglé leen. ñu réglé la nan réglé quoi ñun parce que ñun am na loo xam ne xajul golf yow fi nga dëkk yow kenn xamu la kenn ràññeew la nga bëgg nekk fii di topp si góor gu set wicc Lat Diop di dimbali ay nit di jàppale ay nit. nga taxaw di yàq deram di wax lu ñaaw. di jéem a yàq xel population bi. ñun loolu feregeew na Lat Diop yëgul sax yi rumeur yi Lat yëgu ko sax. yëgu ko soo gisee ba tey ñuy tontu wala ñuy wax parce que ñun dañ dem ba affaire bi mu ngi ëpp doole te ku si génnaat si média yi di wax lu dul Lat Diop di nga am problème ak ñun. mbokk yi loolu mooy kooku mooy Gora Niang di Gora Mbaxal alias Gora Mbaxal mbokk yi nekk responsable politique bu APR mais bokk aussi ñi investi ko ci tête de liste coalition benn bokk yaakaar bu commune de Golf Sud ndek mbokk yi ji ngeen li mu tontul ki nga xamante mooy Lat Diop ci ñi nga xamante ñoo ko def ci attaqué ci ay candidats jëm ci élection locale yi 23 janvier 2022 bi nee na daal Lat Diop moo fayal ki nga xamante ni. mooy Ibrahima Mbodj. waaw moo la fayal Ibrahima Mbodj. moo fay jàngam donc loolu leer na. merci bokk si fi nga xamante ni mooy actu sn24.com cœur de l'actualité merci beaucoup à la prochaine jërë ngeen jëf.